tey dinañu woote waat ndax bu ñu xoolee ndëgë nii daaw la ñu Bureau Veritas xëy dàq ci anam bu ñaaw ci anam bu bon ci anam bu ñàkki teggin parce que noonu laa ko mën a waxe parce que Bureau Veritas bu xëyee ne waaw moom dafay def cessation d'activité maanaam moom ay activité am taxaw na gaa ñi kaa leen ñu ñaanalante waaw mais koy ñaanalanteel da nga koy yoon dafa am lu mu la wax ci loolu koy ñaanalanteel ko naan kaay jéggal naa la maa la woowoon ay la yowén mënatuma ko yow fayitoo déclaré woo fayit sa bureau tëjul nga ne sa bureau dafa tëj nga ne dooma fay ndax boo nee fay nga ma jël sama congé jël suma salaire jël sama 13e mois dajale suma prime dajale lépp dem jox banque bi ñëw ne fay nga ma defe naa nag am na loo xam ne yabaate la tudd am na loo xam ne yabaate la tudd am na loo xam ne ñàkk teggin laa ko mën a tuddee dem nañ tribunal ak ñoom ñi ngi yéeg a ko wàcc ndaw si nag taxaw na ci diggu góor yu baax yépp ne leen am nañ xaalis am nañ jot waa ban dëkk lañ nekk man yaakaar naa ne dëkk bii ñu toll ak dëkku Macky Sall bii ñu toll am na loo xam ne nit jomb naa taxaw naan am nañ xaalis am nañ jot di sànq ay doomu aadama di sànq ay boromi kër di sànq ay père de famille di sànq ay njabooti père de famille ñi fi taxaw ñëpp seeni doom tey war nañoo jàngi seeni doom war nañoo faju ak leneen ak leneen am na kenn ci ñun tey koo xam ne plainte boobu dina dugg parce que plainte non assistance à une personne en danger dinañ ko dugal ndax kooku mu nga tëdd fu mu daanoo ci biir bureau bi fan la feebare ci biir bureau bi ñu yenn yóbbu hôpital mu daanu AVC suñu borom teg ci loxoom mu dem ba tane yàlla yëkkati ko mu war a reprendre liggéeyam diggante boobu nga xëy dàq kooku ana ay garabam te mu amoon assurance nga foqati carte assurance bi mu amoon tey ma nga ne tëdd dañu kolo pour njabootam ñooy jóg di dekk ga daanu pour jënd ay garabam sant yàlla waaye nag dafa am loo xam ne mun a am ko nit bu daanoo ca bureau ba feebare fa mu ne maa mën ko dafa am loo xam ne jullit diggante nit ak doomu aadama rek nit war na ko jombale boppam moo tax plainte boobu dana dugg parce que nag xaar nañ at nga taxaw nañu am nañ xaalis am nañ jot mi ngi koy firndeel parce que 1 an ci ren ñi ngi jaabante yoonu tribunal bu ñëwee naan ñu woy seen cabinet avocat il est puissant mais quelle puissance moi je ne le vois pas et je demanderai ici ci mbokk justice bi lan la ñu oowee cabinet bu puissant dama tiit benn dama ruus tiit naa ruus naa ci sama dëkk ndax nit bu ñëwee taxaw tribunal oui je sollicite un renvoi damay ñaan ñu puusaat parce que amuloo argument boo teg say avocat amuñu argument puñ teg xam ne liñ def dara jaaru ci yoon xam nañ ne liñ def yëfi maa tay la yëfi moo ma neex ak yëfi neexatu leen ma fatta ngeen ma yéen ñi fi newoon da ngeen may abal yaa ma jëloon jëlatoo ma fay ma li ma moom jox ma li ma moom ma dem suma yoon am yàlla ñàkk yàllay buur mais nag dàq ma doom di galère nga toog di noos mun nga ne da nga def cessation d'activité di fêter 120 ans ci digg Ndakaaru te nga dàq ay agent te nga dàq ay borom kër nga ne da ngay feetu mais ñooñu bi nga leen di dàq da nga taxaw ne da nga def cessation d'activité da nga taxaw ne yow da nga arrêté. dinañ ongoru réew mi dinañu sitting pare nañ pour sitting sitting bi mun a mën a ko fen doyuma ci ministère du travail lañ jëm dinañu sitting buntu ambassade de France dinañu sitting accompagné ak mémo jox ko ambassadeur bi s'il y a lieu ambassadeur bi yónnee ko Bureau Veritas Paris International yónnee ko Didier Michaud dinañ ko yónnee parce que mémo bi dinañ ko def parce que nag li am Dakar foog ñu wax ko foog Bureau Veritas ñu xam ñu wax ñu li nekk Dakar parce que dara yoon amu fi depuis que direction bi mi ngi fi dara yoon amul ci bureau bi depuis que monsieur Jacob Marceau mi ngi ci bureau bi ak RH madame Diagne dara amul ci bureau bi lu baax sànq ay père de famille ku sëqat ñu ne la abal ma ku leen xool neexoo leen ñu sàkkal la pexe nga génn bureau bi looloo fa am ndax ñun dañ ñoo sàkkal pexe weñ ñu dàq ñu dàqum par force ak dàqum maa tey ndax ku ëmb département bu ëmb fukki dëkk ak juróom ñett nga ñàkk ca benn dëkk fukk ak ñett nga ñàkk ca benn dëkk ne dama tëj damay dàq ñëpp waaw mais nañ leen ñu wax ban dëkk lañ nekk moo tax may waxaat man ndax Sénégal laa ne tey bu Bureau Veritas taxawee ne jël na marché hydrocarbure te ñun ñu nekkoon ay inspecteur hydrocarbure
ci essence beeg pétrole bi Bureau Veritas ñëw jëlaat beneen marché bi mu jël dépôt total lañ ko jox ñuy inspecter chargement ya nekk ca dépôt ba loolu ñun ñoo ko doon def. li ci métti mooy ministre du travail dafa tontuwul looloo tax ñu jógaat taxaw te bu yoon dañu taxaw dañoo fas yéene taxaw jàmmarloo ak ñoom fii ñu toll te pare wuñ pour dellu ginnaaw benn yoon parce que ministre du travail bind nañ ko tontuwul ampliation defal nañ ko premier ministre gisuñu dara kon nag dañu taxaw jàmmarloo ak ñoom lu ñu am jël te luñ ci góobe gar ko bañatuñ ci nag dara fii ñu toll 1 an de galère ça suffit dafa doy. contrat bi ñu lié woon ak Bureau Veritas c'est des contrats à durée indéterminée ñii ñi ngi ci bureau bi depuis 2007 ñii nekk nañ ci bureau bi doon ay prestataires ba ñëw doon ay CDD di xeex ba yàlla def ñu am ay contrat à durée indéterminée ki am contrat à durée indéterminée nag mënuloo xëy xool ko ba mu neex la ne ko abal ma ba pare ne doo ko fay kooku amul fen defe naa code du travail dafa am lu mu wax te dañu bëgg ñu respecter code du travail man dama bëgg état bi xoolaat code du travail dàq bi bari na dàqu maa tey bi mi ngi ci dëkk bi tribunal du travail boo fa taxawee danga naan ndax lii jàmm la patron yi ñi ngi ci li leen neex rawatina patron yu mel ni Jacob Marceau di def seen maa tey di dàq nu mu leen neexee parce que nag lenteur yi nekk tribunal il est temps que état bi wax ci il est temps que syndicaliste yi damay interpeller ay Mody Guiro ay Mademba Sock nañu sàkk pexe toog xoolaat code du travail parce que dàq bi ñu nekk ci dëkk bi dafa ëpp parce que mënuloo patron xëy dàq la ma ngay dundam weer dee mu encaissé dund ak njabootam fay jàngi doomam jox njabootam luñ lekk yow nga topp ci kaw tribunal di daw pendant des années sa njaboot di souffrir sa jabar di souffrir say doom di souffrir say mbokk di souffrir parce que lan mënatuloo tey di joindre les deux bouts parce que ñoom ñi ngi ci leen neex yow nga continuer ci mënoo toog di topp ci dossier pendant 1 an 2 ans il faut que loolu dañ ci dëkk bi il est temps que loolu jeex fi syndicalistes yi nañ ci wax nañu ut soit beneen entité wala leneen beneen pexe bu ñu mën a teg pour réduire temps bi dossier yi di def ci tribunal du travail la fa nekk jéggi na dayoo damay interpeller état bi nañ ci waxaat ñun nag taxaw nañu pare wuñ pour dellu ginnaaw waajuñu ko te nag fu mu yem neex fii ñu toll nag atu yàlla ku toog xaar ko di ko muñ say bailleur location taxaw lekk taxaw naan taxaw facture taxaw ñu di la ci bàyyi ñoom ñu ne ci leen neex non c'est terminé